tënk la ci kàllaamay coach ñu dooree ko ci mbiru Diary Sow étudiants yeeg sénégalais ca diaspora yi ñoom nag ñoo nam taxaw temm tey ji ci dimanche bi foofee ca Paris ngir wër étudiante boobee dinañu jébbal ay flyers ni ki noonu ay nataalam ca quartier Paris rawatina ca 13e arrondissement foofee nga xamante ne fa la dëkkoon enquête bi nag ba tey amul leen luñ ci mën a jàpp buñ sukkandikoo ci suñu correspondant ba fa toog di Pape Cheikh Fall. ay photo ak ay portrait yoo xam ne ak yeneen affiche yoo xam ne dañ koy gàddu seen loxo si biir quartier yi parisien yi moom la étudiants sénégalais yi ak yenn si sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Paris bëgg a taxawal tey ci dimanche ngir seet ki nga xam ne si biir dëkk bi moo di Diary Sow mi réer lu toll si juróom-ñetti fan. Diary Sow moomu nag daati dëkkoon fi nga xam ne mooy 13e arrondissement du Paris foofu nag si station métro bu François Mitterrand bu juróom-ñeenti waxtu tegalee juróom fukki simili sénégalais yi danañ fa amal ab taxaw buñ dañuy yor ay portrait ay photo di sàkku di xamle di yëgle li nga xam ne mooy réer gu doy waar gi nga xam ne moom la kii di étudiant Diary Sow daati réer di xamal nag ñi nga xam ne ñoom la dëkkaloon si wet googu ak ci quartier bu bëri nit boobu ne leen kat am na étudiant boo xam ne sénégalaise la dafa réer ba kenn gisu ko lu toll si ay fan. Distribution boobu nag danañ si def ay numéro téléphone ak ay contact ay photos Diary Sow ak yeneen i xibaar yoo xam ne képp koo xam ne gis nga Diary Sow rek da nga mën a contacter étudiants yi wala kilifa yi nga xam ne ñoo fi teewal Sénégal ngir daal si indi ay leeral mu nekkoon fii ci Paris Pape Cheikh Fall pour la rajo Zik FM. Pape Cheikh Fall ñu wax ci xeexu koop bi lee di Covid 19 jëwriñ jëgàlloo wàllu xëy mi ak formation professionnelle di tàggatu gi ñoom nag mooy sàkku ci entreprise yi ñu jël seen motukaay ngir rek ñu mën a wéyandi liggéey waaye nag ñu wàññi ñi xëy ca kër yooyee ci ab circulaire la ko xam ne moom Dame Diop di bëgg rek wàññi bi ñuy wàññi nit ñi dugg ci administration yi ñu jaaree ko nag ci télétravail mesure bi wala sax boobu leen dogal jàpp kon na ni tey ci suba ci altine gi la ñu koy door ci wàllu Covid 19 ba tey màggal Poroxaan nag boo at bi daa mel ni kon du am dakkal nañu ko ku jël boobu lee dogal nag mu di xalif général des Mourides boobu événement na ñu ngi ko jàppoon ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février ci at bile ci loolee ba tey ñi yëngu ci wàllu njàng meeg njàngale mi di waa GNVD ay syndicaliste ñoom nag ñooy naqarlu rek nu ñu sàllawut ak protocole sanitaire yi ci école yi Mbocc ak ñoñam di rek wax itam nañ leen fay rek seen salaire bu jotee ñu bàyyi leen di dawloo dàkkuñu sax ba banque seeni loxo noonu la ñuy def sek jéego dem ca biti réew ci Indonésie la ñuy dem ak rek vol bi nga xamante ni di dem ba tey ñu ngi koy wër ñu jàpp ni gannaaw ba mu naawee rek la ñu ko gisategul ci radar yi ay téeméeri ci ay doomu aadama nag jamono ji ñu ngi koy wër boobee Boeing 737 500 amoon na juróom-benn fukk ak ñaar ca ñu ñëwoon ci boobule avion boobe nag ab navire bu marine bi nag détecté na benn signal bu appareil boobe ba fu mu nekk ni ay plongeur ñu ngi dugg ca waax ya ngir rek gis ay liñ ci mën a gis waaye nag nee nañ gis nañ ci ay morceau appareil boobe di avion boobule ak it ay pièces d'identification nga xamante ni ñene woon ci boobule appareil di avion ñoo ko moom li moo nekkoon xibaar yi ci tënk ci kàllaamay Kocc niki noonu ci kàllaamay nasaraan yaatal gi bu midi lay doon ngeen nar cee ànd ak jëm ci désinfection yi waaye tamit alerté askan wi nga xam ne ñoo dëkk ca boor boobu ñu fàttali que ne ay fan a ngi nii Ndar mi ngi enregistré lim bu jéggi dayoo ci cas communautaire bokk na ci juróom yu ñu wax ci ajjuma ji ci biir département bi fii ci Ndar Babacar Niang pour Zik FM. Babacar Niang syndicat bi boot jàngalekat yi ñu dippee ko G20 ñaawlu na anam gi nga xamante ne moom la ñu yoree lu ñeel wàllu ko mbas mi moom nag la mu gis rek moom mooy wér-gu-yaramu ko ndongo yeeg jàngalekat yi ko ngoyuwul dana taga téeméer te mbas mi koy waral ndax gouvernement bi la mu waxoon amu ci benn cër boo xam ne jël na ko ci bokk na ci protocole sanitaire ba nga xam ne xamle war na ko ak protocole pédagogique bi ba tax na ñoom ñooñu nag tënku ci syndicat bi la ñu bëgg moom mooy rek ñu xoolaat bu baax doxalin bi ci nuy fexe ba mbas mi jóge ci réew Sénégal yamuñu ca nee na it ña ngay xupp ne ku moywul daañu wàcc ci mbedd mi manifester li ko waral mooy dafa bari loo xam ne dañu ko xaatimoon ne jàmbat ba tey gisuñu ca pexe ab communiqué la ñu fësal Safiatou Ba Ndiaye moo ñu koy tënk. ñaareelu vague Covid-19 G20 mel ni ku commencé tiit di wax mbirum menace yu wérgu yaramu ndongo yeeg jàngalekat yi tax nag ba ñuy sàkku ay mesures yu taxaw rawatina ci école yeeg moyen de transport yi nga xamante ne rek moom la élèves yi di jëfandikoo wala sax jàngalekat yi G20 di nakarlu nag ñàkk respecté bi
ministre de l'éducation nationale ñàkk respecté promesse yi mu jëloon rek laata ñuy dooraat jàng beek jàngale bi si fukki fan ak ñaar ci weeru novembre bi weesu lu ni mel sax ñu jàpp ni day exposé rek jàngalekat yeeg ndongo yi ci jàngoro ji nga xamante ne rek mu ngi faat bakkan boobu ak léegi mu di situation boo xamante ne nag ñoom waa G20 ñu ngi koy nakarlu bu baax te ñaawlu itam manquement yu bëri yu nemmeeku ci gestion bi rawatina rek ci secteur jàng beek jàngale bi G20 nag di interpeller autorité yi tey woo jiitu réew mi Macky Sall ci mu fexe ba ñu respecté ni mu waree protocole sanitaire ak pédagogique yi ci établissement yëpp G20 di sàkku itam ñu fay leen ci ni mu gën a gaawee seeni salaire itam seenu ko indemnité tax sax ba ñu ne su moyul dinañ dem grève fii ak ay fan yu néew ngir rek pousse nguuru Sénégal ci mu satisfaire plateforme revendicative bi itam fexe ba ñu respecté protocole sanitaire ak pédagogique bi ci école yëpp. juróomi fan ginnaaw bi nga xamante ne kenn gisu ko Diary Sow kenn amul ay xibaar ba tey ci moom xibaar yi ñu doon jot a xamle di wax ne ba muy réer dafa ànd ak xaritam benn bakkan bu nekk ci Toulouse weddi nañu ko ba mu set wicc ci jëwriñ ji nga xam ne moom mooy Serigne Mbaye Thiam moo ko weddi ne moom mooy parrain wu kii nekk élève bi gën a mën a jàng ci réewu Sénégal atum 2018 2019 foofa ca Ngexoox nga xamante ne nag ay waajuram foofu la ñu fekk baax daanaka tiis ak njàqare moom moo feeñ ci kanam yi ndax bërëb boobu sax moom maamam nekkoon na fa imam ratib bu commune bi buñ dee seet ñi nga xam ne ñoo ko jege ay xaritam ak ña ko xamoon kenn ku ci ne fi mu toll nii yaa ngay ñaan ngir nañu ko gisee sunu correspondant jot naa tataan kàddu taskatu xibaar yi di Pape Diogay Faye moom nag mooy directeur général bu Direct News nekk nijaay ci ki nga xam ne mooy Diary Sow la mu xamle moom mooy njaboot gi ba tey nag ñi ngi am yaakaar ne daanu gis seen ku doom di Diary Sow Pape Diogay Faye ci micro bu Alioune Badara Sonko. ci jur maamam déjà nekkoon kilifa diine bu mag boo xam ne bii mu ngi tëdd foofu ci campement Ngeko mënuñu daal lu dul temps yëpp toog rek di ñaan sunu borom yàlla fexe daal ba ni mu ñu ko indilee ñu ngi def tout ak contact yeeg tout fii comme au niveau de Paris ñu ngi def lu ñu man di jokkoonteeg ñi nga xam ne ñii ñoo yor enquête bi am nañu yaakaar yàlla moom jaam bi amul lu dul ñaan am nañu yaakaar ne daal wax dëgg yàlla ñaanu maamam yi ak seen liggéey ak aussi ñaanu sénégalais yëpp. benn waxtu tegal na fukki simili yéen a ngi taataan xibaar ci Zik FM ñu wax ci leneen jëm ci député yi dañ leen a woolu ca plénière altine ngir rek wote projet de loi bi nga xam ne mooy soppi loi bi ñeel état d'urgence ak état de siège loi boo xam ne nag bu nu dégloo Abdou Bara Dolly Mbacké moom mooy dafa gën a jox pouvoir njiitu réew mi waaye na saxal assemblée nationale mu nekk ab dellu ginnaaw ci démocratie bu Sénégal loi boo xam ne nag moom fu ci na ko songu ci kanamu conseil constitutionnel bu fekkee ne jàll na altine ci assemblée nationale dañuy déglu Abdou Bara Dolly Mbacké. modification ak ay changement wul fi am mais li si gën a doy waar mooy bokk na ci heure bu ko neexee su boobaa day décréter koy constitution bi may na ko fukki fan ak ñaar mais fukki fan ak ñaar yooyu heure bu jeexee diwtul jaar ensemble pour mu yokkal ko daf koy yokkal boppam directement loolu yaakaar naa ni sañ-sañu ensemble bu mu amoon la ñu nangu ko ci li nga xam moom la assemblée amoon léegi nag ñun pare nañ pour attaquer ko benn dinañ dugal amendement pour que catastrophe naturelle bi ñu dindi ko ñaareel bi mooy doon ko attaquer justice incha allah ñu ngi def ay signature député am na fukki député pour le moment ak benn ñu ngi war déposer fukki député ak juróom-ñaar bu ñu ko voté alterné am nañ ba àjjuma pour déposer ko attaque conseil constitutionnel bu ñu demee conseil constitutionnel ñaar mooy benn mu jox ñu dëgg beneen même bu ñu joxul dëgg dañ ñu fexe ba baare li nga xam mooy projet loi bi ba nga xam ne président Macky Sall du ko mën a approuver ngir ko mën a jox boppam li nga xamante ne mooy yokk. keneen koo xam ne it fas yéene naa congu mbir yi ca conseil constitutionnel mooy avocat bi di maître Abdoulaye Tine avocat barreau bu Paris moom la mu gis rek mooy li nga xam ne dañu koo bëgg a soppi ci état d'urgence ak état de siège tënkuwul ak sunu constitution dafa sax violé article 69 bu constitution bi te njiitu réew mi dafa bëgg a taxawal beneen régime d'état d'exception lu nu mel du jàll benn yoon ndax dana ko congu dañuy déglu maître Abdoulaye Tine ci téléphone bu Younoussa Baldé. moom dafa bëgg a mën a décréter état d'urgence bi ñu jàpp ni loolu bu jàllee non seulement donc assemblée nationale dootu ñu mën a def seen liggéey mais aussi président de la république comme notion yooyu définir ko te fu mu sukkandiku foofu baaxul parce que constitution liberté yi ci nekk pour ñu mën ko tënk fokk bu amaat yeneen disposition ci biir constitution yi nga xam ne ñoo ko prévoir loolu moo tax ñu jàpp ni bu dee loi bi antu na ci juróomi fan yi nga xam ne ñooy topp promulgation bi ñu ko yoon mayee dinañ saisir auto attekaay bi nga xam ne mooy conseil constitutionnel pour demander ko mu censurer
wax ci wàllu ko politique ak démb janook taskatu xibaar yi bu ki nekk directeur général bu Dakar Dem Dikk moom joxoñ baaraamu tuuma ki nga xam ne moo ko wutu woon di maître Moussa Diop na mun a saxalee foofa boîte bu Dakar Dem Dikk ay emploi fictif koppar goo xam ne dana nërmel kenn gisu ko lu nu mel nag mi ngi ko xamle jamono joo xam ne maître Moussa Diop moom it ma nga doon dànkaafu di wax ne amul lenn loo xamante ne mën nañ koo lëmbat ci yorinam ci Dakar Dem Dikk ndax lépp jaar na yoon jamono ji nag li ñuy laajte mooy ndax moom pouvoir bi dafa bëgg a jël maître Moussa Diop daal di nësaxal li nga xamante ne kon moom mooy yoonam gëmu fas yéenee aw ndax boobu ba mu ko tekkee ndombal tànkam ba tey mel ne dafa lëkkaloo ak ñeneen ñu fare ci kujje politique bi lu nu mel jàngat la ak Younousa Baldé. ginnaaw bu ñu ko jëlee ci boppu Dakar Dem Dikk maître Moussa Diop dafa tànn yoonu boppam mu ngi wax fu nekk président Macky Sall amul droit ñetteelu mandat rax ci dolli dafa jege lool opposant yu gën a ràññee ku mel ni Barthélémy Dias ak Ousmane Sonko waaye bu moytuwul de li ni mel dina ko weex xat sinon ana naka la ñu mun a comprendre génn bu directeur bu Dakar Dem Dikk def ni ki demb ci ngoon dem sa ba wax ni maître Moussa Diop dafa bàyyi bor bu toll ci ay milliards ci suñu xaalis nekkuñu di défendre maître Moussa Diop te dara ganul jaadu directeur bu bees bu ñu fal def situation boîte ba waaye sortie bu Oumar Ben Khattab Silla dafa ñëw ci jamono boo xam ne njiitu parti politique bi di alliance générationnelle AG jot na dafa sonal lool nguur gi ak ñu muy àndal ndax gaañi dañoo bëgg a noppiloo maître Moussa Diop ndax Macky Sall du envoyé ay inspecteurs yu IGE ngir saytu gestion avocat bi mu nekkee ci bopp Dakar Dem Dikk mu di ay laaj yu samp lu am ba des maître Moussa Diop dafa war a xoolaat taxawaayam ndax dafa am affaire ak ñoo xam ne bëgguñu kuy critiquer seeni doxalin. Younousa Baldé ca loolu nga xam ne cong la bu directeur bu yees bu Dakar Dem Dikk def ca koko wuutu analyste politique bi di Abdou Khadre Sanogo gis ne Oumar Ben Khattab Silla ci mbiru politique képp la nekk mel na sax ku bëgg a fësal boppam ngir ñu ràññee ko lu ne mel nag bokkul ci li nga xam ne mën naa jëmale kanam boobu boîte nga xam ne moom la wuutu ñu déglu Abdou Khadre Sanogo ci micro bu Younousa Baldé. kii toog aussi comme foofu dafa toog comme politique tontu politique lay def soo dégloo daal bu baax nga xam ni li mu doon def daf doon tiiñal pour que gis-gis bi askan bi waroon mën a am ci Moussa Diop mu soppeeku ci safaan bi mais loolu nag daf ñuy indiwaat rek ci li ñuy wax am taxawaay boo xam ni da nga koy def pour juste neex ki la fal ak ki la yónni te loolu genre taxawaay yooyu boo ci duggee da ngay sori lool analyse boo xam ne nii moom la ñuy wax ci tubaab analyse objectif li ñu ci mën a wax daal mooy jekkul nit donn la ba pare wala nga jël place nit donn ko fi mu nekkoon nga ñëwaat di yëkkati ci daram di ci teg loo xam ne dafa xaw a gàtt. benn waxtu tegal fukki simili ak juróom ci tëngee ci commerce yu ndaw yi maanaam ñi nga xam ne dañuy jënd ko jaay bokk na ci ñiy jaay cere fondé ak lépp loo xam ne ñeel na ñamte yooyu ñuy soxla ci guddi gi mel ne nag couvre-feu bi dafa na saxal seenub liggéey lañu daan amatuñu ko yenn ci soxna dañuy gaawantu ngir rek mën a ñibbi ci seen i diwaan balaa couvre-feu bi di door dañuy dem ba tëngee fekk fa Cheikh Ahmed Tidiane Seck. soxna di ko ay dëkkandoolam xam lool ci quartier yi di coxo ak ndënku ci tëngee cere jamuy defar di ko jaay nekk lu nit ya sopp lool waaye nag ci jamono couvre-feu bi dara ca njaay ma doxul. ak couvre-feu maa ngi ni ñëw ma gis nga kii may laaj ni ma ne ko maa ngi si biir mu naa ma dundee yaakaar nit ñi mën naa mu ñëw sa mbedd ma laa daat abina fekk ma sangu ba toog nit ñi ñëw wër ma waaye fi ne maa ngi ni gisaguma kenn maa ngi dundee yaakaar ñu nangoon naa fekk ma def ñaari paan bi bu paree jeex te ma ngi ne paan baa ngi yëngoogul couvre-feu bi ñun ñëpp ni ñu ko yëg de ñun jaaykat yi jënd ak jaay waa ni ñu ko yëg ñun buñ gisee nit jaay ko buñ gisee kii ba heure bi jotee ñu fattu tëdd boo xëyee bu yàqoo nga tuuri muy sa pettement. yaay Fatou moom it di dëkkandoolam di jàppale ay gorom ngir ñu togg fonde di ko jaay bukki bi matt soxna moo ko xosi njaay ma sooxe clients yi dañuy ragal ñëw jënd si ndax couvre-feu bi. da jàppale xale yi rek bu ñuy fonde ñuy cere dëkk bu ñu métti dëgër na dañ daal te si mbedd mi jaay ñuy jënd fonde jënd cere jënd fonde ndax da ngay def ñu bëgg a jël si waaye dañuy ragal ñëw ñu ko fi ñu def tuuti rek dëkk bi ñu dina toggaañ togg rek toggoo ñogaan léegi nag kenn toggatu ko. gafa ga yëpp tëppeeku Ndey Ami Mbay pour bu dee bàyyi rek nga war a bàyyi moo tax da ngay def ñu bëgg a jël si waaye dañuy ragal ñëw lu jëm ci ndënd mi ak njaay mi rawatina ci wàlluk ñam Cheikh Ahmed Tidiane Seck Tëngéej Ziga. Cheikh Ahmed Tidiane Seck benn diiwaan di Géejawaay ku fa biir jafe-jafe la indil askan wi rawatina ndongo yi njàngee ci Ndakaaru ak ñi nga xam ne dañuy liggéey foofa nga xam ne moom mooy digg Dakar bu nu jógee Géejawaay ngir ñibbi ci seen i kër dañuy am jafe-jafe duñu am woto wala sax embouteillage bu metti njiitu mouvement Sauver le Sénégal nag jóg na di yëglu faaw rek njiitu réew mi fexe ba xoolaat heure yi nga xam ne moo def couvre-feu bi ngir doomu Géejawaay yi mën a dem ca seen diwaan te duñu am jafe-jafe dañuy déglu Abdou Babacar Mbaye Ngaraf.
couvre-feu bi ni ñu ko organisé moom moo imposé tey jàmmaarloo ak ñàkk a wekk gi ndaw ji ñàkk a wekk tey ji autorité ba tax yu jàmmaarloo ndawal buur yi ndaxte mayul ñëpp ñi nga xam ne mesure bi dafa dal seen kaw ay possibilité ñu mën a nekk ci seen i kër ya avant waxtu bi di jot jëlal tey exemple ñi dëkk ci banlieue bi tey jàng biir Ndakaaru wala ñuy liggéey biir Ndakaaru sunu tali yëpp parce que dañ koo tëj ndax ay liggéeyu jëm BRT yenn yi prolongement VDN yenn yi élargissement route des Niayes ma jàpp ne bu fekkee ni nguur gi dafa bëgg saxal bii couvre-feu li ko war rek mooy d'abord mu jéem a xool heure yi nga xam ne administration ak entreprise yi dañ koy tëj yóbbu ko 16 heures wala 15 heures waaye mu yokk aussi fourchette bi au lieu 21 heures yóbbu ko 23 heures wala 0 heure. ñu dem ci commune bu Popenguine foofa wote nañu budget bu mairie bi waaye coow la indi ci diggante ñi nga xam ne ñoom ñoo fare ak directeur général bu solde ñoom nag dañoo gis ne ay rëq-rëq la ñu nemmeeku ci budget boobu nga xam ne voté nañu ko mu toll ci 2,3 millions ñu dem ba foofa ca Mbour fekk fa sunu ndaw Alioune Badara Sonko. jamono ji fantasiro ak waxu jàppal bàyyi lañ nemmeeku ci vote budget bu mairie bu Popenguine buñ sukkandikoo ci mouvement solidarité citoyenne defar sa gox budget bi dafa bëri ay incohérence Pape Moussa Cissé. dama jàpp ne par exemple ci budget boo xamante ne 200 millions ak juróom fukk ak ñaar ci millions mu nekk ci commune boo xamante ne bi dañ ne dafa bëgg dem c'est pas sérieux ci nit ci ko yor joxuñu cër dëkk bi. yile kàddu nag secrétaire municipal bu mairie bu Popenguine daal na koy faxas jàpp ni ñi daal waxu politique rek la ñuy wax te jamono ji ñoom taluñu politique liggéey ñu gën a tal Ousmane Ndoye. conseil ñoo représenté askan te ñoom ñëpp dañuy fekkee fa ñuy nekk ku nekk wax ci sa xalaat dañ ciy échanger yu metti ba ñuy trouver consensus donc foog naa maire tëjuwul ak quelques conseillers ou bien quelques lii ci bureau rek def budget foog naa conseillers yi la ñuy bàyyi ñu def budget. budget bu mairie bu Popenguine ñi daal di koy natt ci 213 millions 536 mille jamono ji nag moo indi giita ngaas bu dox ci diggante farandooy DG bu solde muy Charles Emile Ciss ak maire bi di Mansour Thiandoum. Alioune Badara Sonko Mbour Zik FM. Alioune Badara Sonko ci tënk màggalu Porokhane dàq nañu ko ba jëmee jamono ndogal bi ki ko jël di xalif général kul di murit Serigne Mountakha Bassirou Mbacké li waral nag jël ndogal bi bokk na ca mbas mi nga xam ne kaa yi dana gën a yokk jamono ji kon xibaar yi pàcc bu njëkk bi jeex na ñaareelu pàcc bi biti réew la tàggat yaram li yéene kaay xëye tey dañuy ubbi xëtu biti réew. xibaaru bitim réew. dañu koy dooree ca Congo njiitu réew ma Dési Sassou Nguesso juróom-ñett fukki at ak juróom-ñett moom nag dañu ko tabaat mu fas yéene jiite réew ma ci élection présidentielle yi nga xam ne jàpp nañu ko ci weeru ko mars atum 2021 parti politique bi di parti congolais du travail nee na ñu daañu def seen kéemtalaay kattan ngir rek mu daal di jëlaat raw gàddu gi bu nu yeggee ci yooyu élection te réew bu Maroc taw yu metti moom moo fa am ci 2 semaines bi muy door ak léegi capitale économique bi di Casablanca daanaka lu bari ci jafe-jafe la leen jural askan wa nag ñoom ña ngay tàmbali joxoñ baaraamu tuuma kàngam yi nga xam ne ñoo nekk ca diwaan ba ne lu nu mel ñoom ñoo indi jafe-jafe yi ndax lañu waroon a liggéey ba tax taw mu di leen sonal ñoom ñoo ko daadul def ñu daadul bi génnu xët muy tàggat yaram. xibaaru tàggat yaram mbir yi soxna Fall soxna ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Fatou Sam Fall. dañu koy dooree ak Ligue 1 mu mel ne fi mu toll nii TFC ak Jaraaf ci week-end bi ñoom ñooy door. ndaxte jongante wu ñu woon première journée bi dañoo demoon ci ay compétition africaine waaye tey mën nañu jàpp ni ci deuxième journée bi dinañu jongante kon les si mën a jàpp rek mooy Tëngéej day dem fekk CNEPS stade Lat Dior bu Thiès CNEPS mi nga xam ne dafa narmeelu woon ci bëccëg bu njëkk bi ci kanamu Douane 3-2 mooy match bi ëppoon sax ay but kon dana métti ndax du bëgg daal di tegle beneen défaite ci jamono jooju Jaraaf moom Dakar Sacré-Cœur moo koy dalal moom itam rek ci week-end bi ñu mën a jàpp ba tey ci ñaareelu bëccëg bi ñi nga xam ne ñooy waa ñaari tali ñoom itam danañu jongante waaye Douane mi war a défendre fauteuil yam ndax moo jël pay moo koy daal di fekki ci jamono jooju Casa Sport wala dalal Njàmbur bu Louga Mbour Petite Côte mi jongantewul woon nag bëccëgam bu njëkk ndax digganteem ak Jaraaf la waroon a doon di dalal Jàmbaar ci complexe La Tanière Bruno Metsu mu di derby Petite Côte di derby bu njëkk ci rek saison bi kon lees si mën a jàpp rek ca Pikine moom AS Pikine ak US Gorée lay doon waaye ñi nga xamante ni si Génération Foot ñoom ñooy daje ak waa Stade de Mbour kon loolee lañ mën a jàpp ci li jëm ci Ligue 1 bu Sénégal ci ñaareelu bëccëg bi.
Ligue 2 ñaareelu journée ci ñaari derby ci soir. waaw waaye lu ko jiitu tey jëlee ci samedi bi 16h ji Fatick ak Sonacos dinañu laale ca Alassane Djigo Wakam ak Guédiawaye lay doon ca Amadou Barry moom Duc moo fay dalal Renaissance ca Dior Amitié moo fay dalal ñi di waa Demba Diop laata ëllëg ñu koy wéyal ci diggante Linguère ak Port waaye Kër Madior ak Thiès FC wax nañu ko ndax kepp bu altine jotee ci diggante Africa Promo Foot ak Jamono Fatick la war a doon. ñu wax ci wàllug basketball mu mel ne door nañu saison bi. saison bi door nañ ko ci wàllu góor ñi sax ñi nga xam ne ñooy waa bopp ñoo jël ndam li ci kaw rek waa Saint-Louis basket club kon ci góor ñi la loolu 72 à 68 ci jamono ji ñoom ba tey ñooy jongante waaye ci wàllu jigéen ñi xibaar bi ñu jot Saint-Louis moo mëne woon bopp kon dinañu ko wéyal tam ci wàllu programme moo xam tey ak suba dimanche jëm ci wàllu bëccëg bu njëkk ci basket bu Sénégal. ñu jël roplaan dem ci biti réew lan mooy am ci week-end wi. Liga bi 18e journée ñaar ak ñaar ci diggante Séville ak Real Sociedad 23e minute la ñu toll diggante Atlético Bilbao dañu ko dàq ndax dafa bari neige Barça bu 17h30 jotee day fekk Granada laata 20h Real Madrid Osasuna di ko dalal dinañu ko wéyal foofee ci Série A bi tam 17e journée ci la ñu toll ñoom itam dinañu jongante à partir de 14h 17h ak 19h45. Bundesliga 15e journée am na tam ay jongante yu nu rek war a wéyal ca France 19e journée la ñu toll ñu mën a jàpp rek ñoom seen match yëpp 20h lay doon Bordeaux ak Lorient Dijon Marseille Lens Strasbourg Metz Nice Monaco Angers Montpellier ak Nantes lay doon Nîmes ak Lille kon ñoo ci daje Paris moom Brest lay dalal Reims di dalal Saint-Étienne Rennes di dalal Lyon kon looluy programme bi nga xam ne tey jile ci samedi bi mënuñu ko jàpp foofee ca Europe Fatou Samfal. cant ak ngërëm ñeel na la soxna Fall ñu bi xët yu mujj ci xibaar yi di li yéene kay xëye tay te Dawas le thé à l'état pur di ataaya bi gën ci ataaya yi moo leen di may seen revue de presse. dañu ci ànd ak Mantulaay Tubundooy. dikkati naa ana ñu ne woon 2021 day bu naree ñaaw yàlla na mel ni 19 2021 gii lim ñu nar a wan yegg gu ñoog moom de turbine yéen kaay ne 2021 lam ñuy wan métti daal la gën a nuru tàmbali gi daal neexul te dañu ne cin bu naree neex bu baxee xeeñ lii xeeñ nag ci 2021 neexul lool rawatina nag ci réewum Sénégal comme gi moom dafa daal di fërës daal di nërmeelu daal di daanu bani ngalañ askan wi sonn lool nekk ci coono ak jafe-jafe ñàkkum koppar dundin gu metti xat-xat ak jafe-jafe yi àdduna ñu ne déeta waaye coronavirus ñëw samp fi ginnaawam ne déet du fi daal di jógee kaa yi di yokku faatu yi di yokku ñu ne déeta waaye Macky Sall jëlub couvre-feu teg ci sunu bopp yi nañu bu 21h jotee kenn amatul sañ-sañ génn këram lu may mu doonuk urgence ñu ne déeta waaye xale yi génn ci mbedd mi ne dogaluk Macky Sall googee duñ ca ànd ak tey moom duñ ca ànd ëllëg di manifester xale yaa ngay xaañ policier di ko delloo xale ya gaañante ya mel nit ñu jël suñuy doom di yóbbu ci commissariat yi ndax rek dañoo lànk ne dogaluk Macky Sall duñ ca ànd turbine yéene kaay ne lii jamono ji moo am ci réewum Sénégal cay 2021 bàjjo bi fii la ñàkk tongale askanuk réewum Sénégal ci ndoxteelu at fii la ñuy wane ci tribune yéen kay xët bu njëkkam ay pneu yoo xam ne ñu ngi leen di taal soxna yi sonn lool yenn seenug cin mel ni amuñu luñ ci taal président Macky Sall ci naataal ci tribune yéen kay daal di sëngeem jël loxo ba taf ca gémmiñ ga mel ni ku jaaxle ca affiche ya moo ne ña ngay xaar bus takki masque de waaye ñu ngi naan leen moytu leen transmission communautaire ga yéen kay tribune bii wan na taal ku sol lu weex tàll defuk mbaxanaam yoru kurus di ñaan nenn ku ñuy wan ne askanuk réewum Sénégal lii lañu soxla jamono ji mu di ñaan cay réew mi critique yéen kay mel ni kuy dëggal kadduk la tribune yi ne galère dëgg moo am ci Ndakaaru te nañu suñuy kër yemale suñuy dem ak suñuy dikk waaye àndut ak jàppandil moo taxit rek embouteillage yaa ngi mel ni tulleeg maale askan wi dox lu sore ngir mën a am kaar ngir ñibbi seen kër ci coronavirus ci réewum Sénégal 24 heures yéene kaay ne moo ne day ña ngay xeex liñ ñu toog leen seen kër waaye nag buñ jugul ci deuxième vague bi soo moytuwul daañu mel ni weñu ñu pompe ñii daanu di faatu gi dina bëri lool ci réewum Sénégal xoolal ma démb rek lu toll ci ñaari téeméer juróom-ñeent fukk ak juróom benn ci nit am nañu coronavirus ci réew mi ñett ci doomu aadama nag ñàkk seenu bakkan laas yéene kaay ne ma démb kay record moo amati ci coronavirus moo tax yéene kaay bi ne ma Sëriñ Muntaxa day daal dinay dàq màggal bu Poroxaan bi amul yéene kaay bi di laas di ma xamal ni waxtu woowu ñoom hôteliers yi day ñi ngi sàkku ci président Macky Sall mu deltu ginnaaw ci couvre-feu gi mu daal di taxawal ci réew mi corona mi ngi faat askan wi ñi ngi wopp le quotidien ne OMS mi ngi fàttali askan wi pikiir yi ci nag ñu xool bu baax a baax ña ñuy xaatimal ay vaccin pareeguñu ci coronavirus le soleil yéene kaay ne ñeent fukk ak ñaari junni ci
ay ginaar njortu nañu dañoo am grippe aviaire lu toll it 2,000 ak juróom-ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñett ci ay nen daal dinañ leen di boole taal ndax jàpp nañ ne nag dañoo am grippe aviaire ma nga amee ci diwaanu Pout te njortu nañu ne mbir mi bu tasaaroo mën na andeeti njombe ci réewum Sénégal cay njombeli tribune yéene kaay ne ma niki démb Omar Bun Khatab Silla day moo ko daal di wax mooy directeur Dakar Dem Dikk bu yees bi yéene kaay bii di la tribune ne moom xam le na ni maître Moussa Diop day dafa bàyyi ak bor ci lu toll ci 4 milliards 200 ci ay agent yoo xam ni dañ leen di fay weer bu dee te existé wuñu maanaam amul daal daan jël koppar ga di ko jariñoo 200 ci ay bus Dakar Dem Dikk mu ne fekk na ko mu paan Vox Populi ne ma yemu ca de ndax nee na ñaari restaurant yi gën a mag ci Dakar Dem Dikk ay soxnaam maître Moussa Diop aaw baak ñaareel ba ñoo koy gérer moo tax it Vox Populi di ma xamal ne Bun Khatab Silla daal jamono ji mi ngi ci opération nag yàq maître Moussa Diop yàq goo xam ne doy na waar laas yéene kaay ne Pastef day exemple la ci leeraange yi ñu war a wane ci financement parti politique yi Sud Quotidien ne majorité opposition yi day ñoo ci yem leeral lañu benn yoon naka la financement yi duggee ci réewum Sénégal lii Quotidien ne waxtu woo wàllu gerte gi day mi ngi daal di am jafe-jafe ci réewum Sénégal texte yañ ko daal di jagleel màgget na ba jéggi dayoo te it organisation amu fi moo tax it ñi cay yëngu jàpp na ne dañoo war a pencoo ci réew mi jagleel ko lépp lu jëm ci wàllu gerte gi la ñu war a jagleel ay ñaan kay L'Enquête Quotidien ne mooy njàqare gi nga xam ne askanug réewum Sénégal ñu ngi ci ñeenti fan ci weeru janvier ak tey suñu naataango bii di jaareetu sow day la ñu gisul ba tey libération yéene kaay ne jaari day jur na jaxle ci réewum Sénégal te it nag mystère la ci réeram googee Amadou François Gaye directeur général bi nga xam ne mooy Sénégal de l'extérieur nee na ba nii amuñu benn xibaar ci fan la jaari war a nekk kañu ne woon moom la àndal di xaritam ba gis nañu ko mësta réer ca Malicounda day njabootam jaaxle dëgg la ñu def ci fan la jaari war a nekk ak ci yan anam di ñaan yàlla suñu borom mu nit ko ci anam wi gën di ñaan it yàlla dàqal nu corona bu nu fàtte mukk dandante 1 mètre bi takk masque yi waaye itam lépp luy ndajeek nit yu bari ñu moytu ko. thé Dawas le thé à l'état pur di ataaya bi gën ci ataaya yi moo leen doon may seen revue de presse. Mantulaay ci bundooy message yi ak ñaan yi am na solo cant ak ngërëm ñeel na la xibaar yi buur na dañ leen di fàttali leen moo ci gënoon a fës. mbas mi di gën di defi jéego ci réewu Sénégal fukki nit ak ñett ñàkk nañ ci seenu bakkan démb cas communautaire yi yokku na daanaka am nañu bésuk démb lu toll ci 200 ak juróom-ñetti nit yoo xam ne am nañu ko ci tànge ak njàqare ci école Faubourg Sor bu nekk ca Ndar Géej benn ko jàngalekat bu jigéen moo am Covid 19 ndongo yaak ñay jàngale ñëpp wax nañ leen ñu toog te seeni kër diwaan boo xam ne it mbas ma ngi fay gën a defi jéego déglu nañu ci biir xibaar yi Babacar Niang juróomi fan ginnaaw bi mu réeree ba tey kenn amul xibaar ci moom jaari saw lay wuyoo njabootam tiit jàq waaye terewul ñu ngi am yaakaar ne daanu gis seen doom moo doonoon élève bu dàq jàng ci réewu Sénégal atum 2018-2019 voté loi projet bu loi bi soppi loi bi ñeel état d'urgence ak état de siège juriste bi di maître Abdoulaye Tine ma ngay ñaawlu nasaxal bi ñu bëgg a def article 69 bu constitution bi la mu gis mooy mbir yi dañu koy kalaame te it moom noppi na ngir kalaame ko ci kanamu conseil constitutionnel lu nu mel it la député bi di Abdou Bara Dolly Mbacké gis moom la mu xamle mooy njiitu réew mi Macky Sall pouvoir yi mu am doyu ko daa bëgg yéeni pouvoir mbubboo Covid 19 duñu ko bàyyi mu jàll ne danañu ko fexe congu ca conseil constitutionnel teg nañ ca xibaaru biti réew teg ca tàggat yaram li yéeni kay xëye tey xibaar yi buur na Fatou Abdou Ndiaye Fall moo nekkoon ci kaddu gi jaajëfal Cheikh Anta Gueye mi féete woon ci xarale gi jaajëfal it Younoussa Baldé ci jàppandal gi ci xibaar yi kon ñu ngi leen di jox dig daje ci yeneen jotaay jàngeen jëf. ñu ngi tudd Awa Penda ak Mariama Sonatel gunge na leen ñoom ak seeni téeméeri morom si juróomi réew yi groupe bi nekk si 2021 Sonatel dina wéyal ay jëfam si askanu yi ndax si ñun